yoneen ku la bëgg raw texe ku la bañ juum li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi laay lay la laa yoneen way wii de daare ba tax na du ma bàyyi lu ma am yaa ma gënal woo waaw li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi bismillaay ma tàmbalee di way gëru gërñe Seydina Muhammad li tax ma lay way du baat bu neex kay cofeel gi naw ma sonal yoneen be aslamtu nafsi yow rek yaa ma ko jaral ba tax na yaa gën si yonent bi ana soppa yonent bi li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi jox naa la sama xol ba boole sama ruu nangul ma yaa gën ci man yoneen ba feeñ naa fi Makka yawmul isnayni lii lee waral ñuy way di kañ Seydina Muhammad yoneen be ku la bëgg raw texe ku la bañ juum naa li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi guddi fukk ak ñaar ci weeru gamu la juddoone lii lee tawér moo waral ñuy gàmmu ngir jëmi Seydina Muhammad moo waral waa Medina ñoo teru wa Seydina Muhammad Makka dan la daan xeex nañ ba tey amuñu ndam moo tax ñu nangu woo waaw waaw li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi li tax ma lay way du baat bu neex kay cofeel gi dafu ma sonal man Muhammad Alla Joob li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi ak la bisaaril mawlidi li ma leer pour la biyul am jadeey li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi Seydina Muhammad daanal ko waye Mustafa ku mu leer nga jàpp yonent bi naan mooy Murtada ay waay waay li de naan mooy Muntaxa Seydina Muhammad ku mu leer nga jàpp yonent bi daanal ko waye Abdul Majid ku mu leer nga jàpp yonent bi naan mooy Abdurahman li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi maa ngi ci yow baloo fay ma fay li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi yeneen bi laa xam ni ku ko yaakaar ku mu leer di nga dajeeg moom Seydina Muhammad aslamtu nafsi yow rek yaa ma ko jaral ba tax na yaa gën ci yonent bi ku bëgg Seydina Muhammad li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi Je ne suis pas encore à l'antenne. ku mu leer nga jàpp yonent bi yoneen
ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi laay lay la laa yonent way wii de daare ba tax na du ma bàyyi lu ma am yaa ma gënal woo waaw waaw li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi bismillah ma tàmbalee di way gëru gërñe Seydina Muhammad li tax ma lay way mbokk yi ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média bëggoon naa ñu déglu Mouhamed Alla Diop ñaari yoon ndax moom la ñu ubbee tey midi plus su àjjuma bi comme ni ñu koy defee àjjuma bu jot Oustaz Modou Fall ak man mii ñu fas yéene ànd ak yéen ba ci kanam ndokkeel leen ziar leen jéggalu fajar gi tey jotu leen am seen émission info matin xam naa rendez-vous bi ak rédaction bu télévision Futur Média pour info matin incha allah lundi lu ko mooy ci kanam bu benn waxtu jotee daañu ànd ak Faty Dieng ci jotaayu xibaaru diggu bëccëg gi bis bi tey tombé na ak vendredi 11 février 2022 veille de Saint-Valentin bëri na ay laaj yoo xamante ni ci mbëggeel la jëm naa ko jébbal ci kanam tuuti Oustaz Modou Fall nga xam ne àjjuma yi li ñuy def topp ak dégg rek la ñu ko tuddee ngeen mën di ci profito ci façon bu pédagogique ngeen di jàng mais en même temps di ci bëgg loolu nag mooy particularité Midi Plus bi information ak divertissement à propos d'information comme d'habitude préparé la ñu leen ay sujets yu am solo parmi ces sujets daañu ñëwaat ci jafe-jafe yi nga xamante ni moo am ci njàng beeg njàngale mi ci gox goxaan yu bëri ay fan a ngi cours amul ca dëkk bu ñu naan Daali c'est dans le Jolof ndongo ya fa nekk nag dañoo génn di réclamer pour ñu delluwaat ci école yi soo xeegi ci njàng meeg njàngale mi nag c'est vrai que fan yii yëpp on en parle ci Midi Plus bi tey dinañ ci ñëwaat ànd ak ki nga xamante ni mooy Mamadou Moustapha Ndiaye dañ ko fekk bu ca kanamee tuuti fa nga xamante ni mooy Jolof ci yëngu-yëngal bi nga xamee ni ndongo ya nekk ca dëkk boobule ñoo ngi ko doon amal pour ñu reprendre seen ay cours crise boobule àddina yëpp ràññee wala seetlu ci wàllu njàng meeg njàngale mi fii ci Sénégal SOS consommateur ñu ngi annoncé benn plainte contre l'État du Sénégal ak syndicat wu jàngalekat yi grévistes yi surtout ndax ni ñu jëlee jàpp otage secteur u njàng meek njàngale mi préjudice la boo xamante ni daanaka dañu ko causé ndongo yi daañu ci waxtaan bu ca kanamee tuuti déglu ki nga xam ne ni mooy maître Massokhna Kane qui déclare que échange yi ñu ngi nekk en cours entre parents d'élèves yi bu ko defee ñu mën a finaliser plainte boobu la nga xamee ni ñoo ngi koy mbébét contre l'État du Sénégal jëm ci jafe-jafe yi ñuy seetlu ci wàllu njàng mi et puis une information que vous avez failli louper ñu ñëwaat ci mu ngi jëm ci sunu gaynde yi dinañu waxtaan ci livre boo xamante ni mu ngi tudd Sénégal la saga de l'équipe nationale de football livre bi nga xam ne ni journaliste bi di Mamadou Koumé moo ko bind dafa ñëwaat ci daanaka 60 ans d'histoire avec des documents à l'appui hommage la boo xamante ni daf ko rendre daanaka dirigeant yi nga xam ne ni yàgg nañu accompagner football bu Sénégal Ibou Diouf écrivain bi moo ñuy présenté ki nga xam ne ni moo di Mamadou Koumé mi def livre bi jëmale ko ci football tuddee ko Sénégal la saga de l'équipe nationale donc entre autres mooy sujet yu leen di xaar hashtag bi di Midi Plus bu leen fàtte wala Pape à midi ci compte yi nga xamante ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi seeni question dinañ ko jébbal Oustaz Modou Fall am naa fi itam bon plan xam naa ni Mado fa mu nekk dina kontaan puisque dinañ leen jox ay astuces yu am solo jëm ci waajtaayug Saint-Valentin dagan na wala daganul l'essentiel mooy sénégalais yëpp dana koy féete alors bon plan bi nag weesuwul fi ma leen di yóbbu bu ca kanamee tuuti Awa Gaye viendra nous amener des coffrets yu am solo ñu jëlee ko ci boutique bi la nga xam ne ni moo tudd Olfactif by Tabouracine 3 univers parfumerie niche ou parfumerie artistique wala parfumerie orientale ñoom oud ak ñoom seen wala parfumerie traditionnelle ñoom gooweeg santang ak sarxataan
Voilà, donc on vous parlera de ce que propose Olfactif by Tabouracine ci biir Midi Plus bi. Et puis xam ngeen ne ñu ngi ànd ak Pagotrans. Je rappelle encore que Pagotrans mu ngi ci dëkk bi di sensibiliser tey ñaax sénégalais yëpp ñu gën a moytandiku accident yi nga xamee ni dañu ko seetlu fii ci dëkk bi ci xayma at bu jot daanaka dinañu am lu ëpp 800 nit yu faatu ci tali bi. Pagotrans nag di programme d'appui à la gouvernance dans le secteur des transports terrestres du Sénégal, financé donc par l'Union européenne pour appuyer ministère bi nga xam ne ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi ci terrestre bi ak désenclavement. ñoom nag ñu ngi yëngu ci volet yu am solo di sensibiliser surtout ci li may faral di wax ni at bu jot ñu dépenser plus de 50 milliards pour defaraat tali yi loolee mën nañu ko éviter ci kaw ñu moytandiku par exemple surcharge yu bëri yi. Voilà, donc plus de responsabilité loolu nag moom la Pagotrans woote ci ndimbal loo xam ni jóge na Union européenne muy jàppale gouvernement bu Sénégal ci wàllu dem beeg dikk bi ak sunug taxawaay ci lépp loo xamante ni jëm na ci ñi nga xame ni ñooy liggéey ci wàllu dem beeg dikk bi. déjà tàmbalee guñu sax question yaa ngi tàmbali bilaay ni ngeen bëggee su ma waxtaan ak Oustaz Modou Fall ñu nit noonu lañ ciy béggee mais question yi xam naa dama koy denc tuuti rek en attendant ñu àggali sujet yi reportage yi ak yenn ci commentaire yoo xamee ni am nañu ko jëm ci partenaire yi ñu àndal ñu ngi ànd itam ak 1xBet. Alors je rappelle que 1xBet actuellement mu ngi ànd ak sénégalais yi nga xamante ni bëgg nañu di parier pour am xaalis. Voilà, c'est un jeu sportif mën ngeen tenter seen chance grâce ak 1xBet. Alors 1xBet nag doon accompagner sénégalais yi boobu ba tey ci coupe d'Afrique bi Sénégal jëlee coupe bi gis nañu ni président de la République recevoir na leen ba sargal leen gis nañu sax ni Oustaz Modou Fall supporté na sol na maillot jubilé na. Et pourtant la question que sénégalais yëpp di posé wu mooy est-ce que football dafa araam wala xaraamul. Donc dinañ ci waxtaan bu ca kanamee tuuti waaye nag Sénégal yëpp génn ànd ak équipe nationale bi moo tax seen sponsor yi ñoom sunu équipe nationale bi ku ci nekk jóg nga def sargal loolu nag moo tax 1xBet fas yéene sargal sunu gaynde yi di maye concert bu mag concert sargal au Lion champion d'Afrique. Concert la boo xamante ni suba lay am samedi 12 février 2022 ca Guédiawaye esplanade bu stade Amadou Barry à partir de 18h. Il y aura beaucoup d'artistes, entre autres Pape Diouf ak Génération Consciente. Xam ngeen ni Pape Diouf ambassadeur 1xBet la. Il y aura aussi d'autres artistes yoo xamante ni ci banlieue bi lañ leen xam ñu xew lool di cartonné dinañu ñëw bokk ak 1xBet ci li nga xamante ni mooy sargal au Lion champion d'Afrique. Concert boo xamante ni 1xBet moo koy may sénégalais yi di ko amal ca banlieue bu Dakar. Il est exactement 11h59 midi, c'est dans quelques secondes li ñuy def rek mooy tàmbali ak sujet yi nga xam ne préparé nañu leen ko tey bokk na ci sooxe gi ci njàng meeg njàngale mi ay fan a ngi ci dëkk yu bëri boo demee ci seeni école xale yi jàngeetuñu li ko waral nag mooy ab grève yu xaw doy waar ci diggante syndicat yeeg gouvernement bu Sénégal. Exemple bi ñu ci jël nag ab école la bu nekk ca Jolof foofee nag ndongo yi dañoo génn di grève pour ñu delloo waat di leen jox seeni cours ñu ngi wax autorités yi ñu jóg pour régler seen préoccupation surtout préoccupation jàngalekat yi ndaw yooyu nag soutenu par leurs parents seen ay waajur ñoo leen di jàppale ñu ngi réclamer lycée ci seen dëkk ba noppi itam ñu ngi ñaan ñu def le maximum pour éviter teel a bàyyi jàng bi ñu seetlu ci zone yooyu le dañ ciy ànd ak Moustapha Ndiaye moom la ñu fekk Jolof. yi jàngee ci CEM bu Deyali ñoo amal ab doxub ñaxtu ci route nationale ba ngir naqarlu grève jàngalekat yi ñu yore woon ay pancarte yu nu bind dañoo bëgg a jàng grève bi daa war a dakk ki yore kàddu élèves yi di ñaan nguur gi mu may nopp jàngalekat yi lu ko mooy dina indi ay jafe-jafe ci année scolaire bi. tey nag dañoo am lu ñu métti vraiment loo xam ne dañoo métti vraiment mooy grève bi depuis mën naa ne ouvrier de l'école bari bu ñu tijjee école yi ba léegi ñooy grève jànguñu normal bëgg daal
état bi wax ak professeurs yi aussi itam ñu bàyyi grève bi parce que ay candidats la yoo xam ne dañuy doon examen te nag suñu rakk ngi suñu ginnaaw itam bëgg réussir te bu ñu jàngale wut aussi du ñu mën a réussir il faut ñu jàngale te ñu mën a réussir daal loolu heure bi war naa fekk premier semestre bi pare kon defe naa ne grève bi fu bëri daal lay wane daal waaw état bi lañ bëgg a waxal aussi mu wax ak professeurs yi aussi itam bu ñu demee ba état bi waxul ak ñoom itam seen yaram war na daw parce que ñu ne seen i doom lañu te dañuy wut xam-xam rek nañu bàyyi loolu dem ñëw jàngal ñu quoi moo gën yenn yi ñuy def. seeni waajur bokkoon ci doxub ñaxtu boobu di ñaan nguur gi ñu defaral leen ab lycée fële ci commune bu Dayali. su fekkee ne dañoo jàng fii ñu am seen BFEM bi ñu ne nañ leen yóbbu Sagata ku nekk xam na ne lii Sagata attanu ko ndax du ñun rek ñoo Sagata la yi dëkk yi ko wër yëpp foofu la ñuy jëm. ñu bëgg ñu defal ñu fii lycée boo xam ne bii ëllëg ak si biir suñu doom yi buñ admee réew jàngalekat yi mi ngi gën di law njàng mi taga tembe xale yi am si ay njàqare lool te amul si benn saafara. mu ngoog Moustapha ñoo ngi koy gërëm moo ñu demaloon foofee moo ñu teewal foofu ca Jolof ci ab gox boo xamee ni ndongo ya fa ne danoo génn ànd ak seen i ay wayjur ngir grève ñoom it voilà dañu manifester pour ñu delluwaat ci seen ay classe seenuk ñaxtu nag daanaka kilifa yi xam naa gis nañu ko crise u njàng mi ak njàngale mi fii ci Sénégal tax na ba waa SOS consommateur sax jóg nañu ne dañuy plainte état bu Sénégal fi mu tollu tembe maître Massokhna Kane ak ñamu àndal ñu ngi waxtaan ak wayjuru ndongo yi ngir ñu xool yan plan wala ban plan la ñu war a teg ci plainte boobule joxe na ay explication ci mbir moomule ci micro wu Mame Birame Diouf. de 2018 ba léegi protocole bi bu doon 25 points xëy na 20 points yi état bi réglé na ko. mais am na yeneen point yu bees yu kii mais lii régler problème bi mooy il faut état defal leen statut spécial constaté nañu que ni li ñu leen di fay jaaduwul te ñoom ci métier yi gën a am importance ci réew mi ci la bokk muy ñoom muy état muy santé muy justice muy éducation yooyu ci métier yi ñu gën a soxla la ci àddina bi donc état dafa war a defal leen statut spécial ba tax dootuñu dem grève comme sapeurs-pompiers yi comme policiers yi comme gendarmes yi du ñu dem grève pourtant c'est des travailleurs non salariés yoo xam ni constitution daf leen reconnaître droit de grève mais ay exception la ñu parce que ay corps la yoo xam ni bu ñu demee grève day lor askan wi te constitution ak loi wax na ni waruñu lor askan wi donc plainte bi ñu ngi ciy réfléchir parce que il faut ñu kii ak parents d'élèves yi pour porter plainte ci organisation internationale yi contre État du Sénégal ak syndicat yi nga xam ne ñu ngi lor élèves yi parce que c'est un droit à l'éducation comme ni mu amee droit de grève noonu la constitution garantirait droit à l'éducation et droit à la santé donc amuñu droit mettre en péril l'avenir des élèves te loolu moo xew actuellement. mu ngoog ñu doon déglu maître Massokhna Kane ci micro Mame Birame Diouf muy indi ay explication ak ay leeral ñu fàttaliwaat leen ko ci jafe-jafe yi nga xamee ni duñu ko seetlu fan yii yëpp ci sooxe ci wàllu njàng meek njàngale mi ñoom nag nee ñu daañu plainte état bu Sénégal SOS consommateur a ko wax ci waxtaan woo xamee ni ñu ngi koy amal ak wayjuru ndongo yi loolee nag ay échange la yu am solo noonu la ko expliqué ni ñu koy faral di waxee ñu ngi xaarandi fan la wandent di mujjee ki gëtëm comme ni ñu leen ko diggee woon dañu leen di présenter ab livre boo xamante ni daanaka dafa ñëw ci période am puisque boobu ba tey ñu ngi ci euphorie coupe bi ñu gagné ci coupe d'Afrique bi Sénégal nekk champion livre bi nag mu ngi tudd Sénégal la saga de l'équipe nationale de football livre boo xamee ni kii ko bind dip journaliste di Mamadou Koumé ñëwaat ci 60 ans wu histoire bu football bu Sénégal et puis rendre hommage daanaka dirigeants yi nga xam ne ni ñoom jot nañu jaar ci équipe nationale bu Sénégal Ibou Diouf ak Thierno Laurent Mendy lañ ci àndal. bi ñuy wax ci bile téere fan yee ñu génn nag bëri na ñu doon laaj ana lan moo waral bile tànneef lan moo tax photo Sadio Mané bi ñu def ko ci couverture bile téere mu mel ni bindkat bi
dafa xamoon ne gaynde bu Sénégal bi dina am taxawaay bu mucc ayib ci bile téere tamit may na ko mu ñëwaat ci taarixu gaynde yi. boo jëlee téere bi am na ñetti téeméeri footballeur yoo xam ne wax naa ci ñoom. waaw ci commencement bi ci door bi ci année 60 yi ba année 2000 yi. bi aussi dama gëstu ci ñooñu bind ci ñooñu pour vraiment que presse bi. ci jamono ji ñuy màggal gaynde yi nga xamante ne ñoo jël ndam li fële ca Cameroun livre bi ñëwaat na ci ñi fi nekkoon démb. liggéeyu ñetti at la boo xamante ni dama dem xool ci journaux yu yàgg yi match équipe nationale match yi mbat nañu juróom benn téeméer ak lu teg. ci bile téere bindkat bi di Mamadou Koumé ñëwaat na ci ndorteelu équipe nationale bu Sénégal joueur ñi ci gënoon xarañ ak match yi ñu jonganteel. dama gëstu ci ñooñu bind ci ñooñu pour vraiment que presse bi mën a am un document bi nga boo xamante ni mën na ci basé wu pour liggéey. téere bi tamit may na bindkat bi mu delloo njukkal entraîneur yi fi jot a jaar ci ñooñee nag mënees nañu wax kii di Aliou Cissé moo ci gën a kontaan. du footballeur yi rek du ñuy jouer rek entraîneur yi la. ci équipe nationale bi mu dooree ba tey 27 entraîneurs la ñaar fukk ak juróom-ñaari entraîneur la président wu fédération yi la 17 président de fédération ministre yi bare nañu ñoom tamit mën nañu ñaar fukk ak lu teg ñooñu ñëpp équipe nationale dafa amoon pour ñoom solo. bu ñuy wax ci li ñu jël Coupe d'Afrique bokk na ci li nga xamante ne entraîneur bi di Aliou Cissé am na ko wante tamit démb am na yeneen gaynde yoo xamante ne doon nañ def seen kem kàttan waaye ci atum 2022 bi nag ñu ne guleet la Sénégal jël Coupe d'Afrique am indi ko fii ci réew mi. Voilà, et on félicite Mamadou Koumé journaliste def ab livre bu am solo jagleel ko histoire du football bu Sénégal. C'est un livre qui est disponible à ma maison d'édition bi parce que je dois citer dama ko war a citer mais présentation wu livre bi ñu ngi ci àndoon ak Ibou Diouf ak Laurent Mendy Thierno mi nga xamante ni je pense que c'est la première fois mu def reportage bu sérieux parce que d'habitude ci ngénte yi ak tànn béer yi ak taaxuraan yi lañ ko xàmmee c'est le seul caméraman bu télévision Futurs Médias fu tour de famille amee mu dem filmer fu lëmbal amee mu dem filmer fu taaxuraan amee mu dem filmer fu sabar amee moo koy dem filmer Dakar ne dort pas yeeg yëpp Thierno Laurent Mendy la mais il a participé ci reportage bu am solo. On le félicite parce que c'est une belle chose. Ibou Diouf que nous remercions lui aussi c'est un très grand écrivain donc dem seeti nawle bindkatam boobu la nga xamee ni def na ab livre jagleel ko histoire du football bu Sénégal 60 ans d'histoire de notre foot livre bi nag mu ngi tudd Sénégal la saga de l'équipe nationale de football. Oustaz Modou Fall fekk si ñu ci plateau bi yaa Oustaz ñu ngi lay nuyu ndokkeel ziar la ni sénégalais yàkkamte sa teewaay ci Midi Plus bi ñun ñiit noonee la ñu lay nammee barki dem bi ma gisee sa nataal ci aéroport yi damaa tiit ne demati na ndekee Oustaz demul mu ngi Dakar ñu kontaan nag fas yéene ànd ak yow ba ca kanam comme ni ñu koy defee àjjuma bu jot ci télévision Futurs Médias ñu ngi lay ziar yaa Oustaz. jërëjëf Alaaji Pape maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar maa ngi lay ndokkeel ci bis bu tedd bi nga xam ni moom mooy yawmul jumaa di la ñaanal yàlla bu baax Pape yal na la yàlla yokk dëgëral yal na la yàlla sàmm yàlla aar la ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy nuyoo itam mbooleem kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp waaye nag jiital ci sunu sëriñ sunu kilifa alxalifa Serigne Babacar Sy Mansour ñaanal ko yàlla may ko wér yàlla may ko gudd fan ak mbooleem njabootu maam Seydil Hadji Malick bi yëpp nuyu itam Serigne Mountakha Bachir moom itam ndokkeel ko ci poroxaan gi ñaanal ko yàlla na ko yàlla yokk dëgëral ñaanal Serigne Bass Abdou Khadir ñaanal mbooleem njabootu Cheikhul Khadim bi yëpp noonu la ñuy nuyoo itam njabootu Seydina Limaamu waaye itam fàttewunu njabootu Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani fàttewunu itam mbooleem kilifa diine yi njabootu Maulana Cheikh Ibrahima Niass ñoom itam ñu ngi leen di nuyu Alaaji Pape di ñaanal président de la République di ko ndokkeel itam ci victoire bi Pape xam nga nag ndam li moom ci ayam la ñëwee nee naa gars yi nag na ngeen ko nangu jigadi wuñu Senghor jaal na fi laaluñu coupe déedéet Abdou Diouf jaar na fi laaluñu coupe déedéet Ablaye Wade jaar na fi laaluñu coupe déedéet waaye Sall ngaari lam tooro mii bi mu ñëwee Alaaji Pape coupe bi ñëw na la xel yi dal kon nag jigadi wuñu Sall ngaari guddal fan maa ngi lay ñaanal di ñaanal sa soxna Adja Marème Faye Sall
gudd fan ak wér. Alaaji Pape maa ngi ñaanal président Youssou Ndour ak mbooleem ñi koy jàppale ci kër gi yëpp. ñaanal réew mi ñaanal soppe yi seetaan télévision Futurs Médias yëpp ak képp koo xam ne midi plus bi yaa ngi ko doon xaar. ñaan yàlla mu may ñu jaar ko rek fañ ko daan jaar incha allahu taala. incha allah kon question yi ñoo ngi koy xaar ak hashtag bii di midi plus ci kanam tuuti ñu jébbal ko yaa Oustaz balaa ñuy tàmbali waxtaan bi damaa bëggoon présenter ay produits yoo xamante ni mu ngi disponible fii ci Sénégal nag dañoo am suñuy baax yoo xamante ni ay doomi Sénégal ñoo ko ibbi alors Tabou Racine ku ko xamul dégg na ko ku ne xam na ni icône la ci lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu luxe élégance ak bon goût waaw parfum bu neex oud bu cher ñaare ñun dañuy jàpp ni bu ñu bëggee lu baax bu ñu tukkiwul du ñu ko am et pourtant fii ci Sénégal am na ci ay bërëb yoo xamante ni bu ngeen fa demee mën ngeen am li ngeen soxla ci wàllu luxe ci élégance ak ci bon goût lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu senteur bu moderne wala bu traditionnel mën ngeen ko am fi nga xamee ni moo di olfactif by Tabou Racine olfactif plutôt by Tabou Racine ñoom nag ñu ngi proposer ay produits yu am qualité ci ñetti univers parfumerie de niche wala parfumerie artistique connaisseurs yi xam nañu xam naa Oustaz Modou Fall moom ci oud yi rek lay yem comme parfumerie orientale religieuse et mystique oui yenn saa yi ñu am lu nu la digal ne la parfum bi moo baax ci lii nga war a sangoo par exemple donc loolu moo tudd parfumerie orientale religieuse wala mystique am na ci ñoo xamee ni itam dañuy def option parfumerie traditionnelle ndax gis naa ci liggéey bu am solo boo xamante ni ñoom ñu ngi koy def dañuy def goowe ba mu am qualité loolu nag Tabou Racine mooy distributeur exclusif de très grandes marques parfumeurs fii ci Sénégal de niche Montal Nicolay Amaroud Maître Parfumeur ak marque yu mag yi nga xamante ni ràññee nañu leen ci àddina moo tax ñu leen di proposer ay parfum yu rare ba noppi itam am délicatesse voilà xam nga loolu dafa neex délicatesse boobu ci luxe la bokk ci xeetu parfum bu ngeen bëgg bu ngeen demee fi nga xamante ni mooy olfactif by Tabou Racine mën ngeen ko am donc y a des senteurs yoo xamante ni mën ngeen ko fa am ay musc ay vanille oud bu ngeen mënti soxla Oustaz Modou Fall saa yu demee Arabie Saoudite bu ñibbisi indaale ay oud léegi jaratul ngeen di diisal seeni valise bu ngeen dee jógee ci dëkku naar yi ndax fii am na ay oud yu original ngeen mën ko am ci fi nga xamante ni mooy olfactif by Tabou Racine alors ñoom nag ñu ngi nekk ville daanaka ñëpp xam nañu Villa Racine olfactif ville la nekk fi nga xamee ni mooy 10 rue boori Hassan II mën ngeen leen woo ci 33 848 65 71 wala 77 755 60 60 olfactif by Tabou Racine j'aimerais que Awa Gaye mi ngeen di gis ci publicité olfactif bi ñëw indil ñu li nga xam ne ni mooy proposition yi olfactif jagleel sénégalais yi surtout ci période bi la nga xam ne ni ku ci am sa soxna bu la neexee bégal ko ku ci amit sa borom kër bu la neexee nga bégal ko teral ko à travers li nga xamante ni olfactif by Tabou Racine mu ngi koy proposer sénégalais yi boutique baa ngi nekk fi nga xamee ni mooy Villa Racine ca ville allez-y ou bien faites vos commandes pour tout ce que vous voulez comme parfum bu luxe traditionnel oriental wala mystique ci 77 755 60 60 come on Awa Gaye ça va mbaa yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. naka mu. cool how are you. oustaz fi Awa toogee dina baax. fi baax na sorianto bi dafa am solo. voilà mën nga toog noonu tegal ma lépp. et tu m'expliques très rapidement. tout ça ay Amouroud. boobu mooy oud bi mooy côté mystique bi nga doon wax. léegi nii I think oustaz moom tamit xam am na ci yu mu war a mën a wax. waaw lu tax nga koy jiiñ mystique. kii xam-xam rek lay jàngale.
joxewul saafara joxewul kii. ok yow awa garaaw nga de ndeke da nga ko dencaloon oustaz non je blague donc lii parfum la pour abe. regardez. mun nga tekki na bi xam nga Pape boo demee Makka. oud bi boo ko bëggee da ngaa dem Arabia oud. ñoom ñooy jaay oud yu baax yi. mooy oud yi ñuy jaayee ci montre bi ci suuf. ci montre bi ci suuf. foofa oud yu baax yu original yi foofu nga koy amee. falaa yóbbuwoon Vieux Diouf teral naa fa Vieux Diouf barki borom Touba jiital Mao Cissé jiital Vieux Diouf ku ci nekk ma dugal la ci boutique ba jëndal say ñaari jabar. maa def li ànd ak yow umra dong nga wóor. comme léegi nit ñi duñu waxal nit ñi lu baax léegi ku ci defat man bu ma defatee lu baax dama koy wax. jërëjëf El Hadj Pape donc oud bi xam naa valeur am. am na solo El Hadj Pape. yaakaaruma woon ni sax dana dem ba am ci réew mi. ndax ku ko masaan a bëgg da ngaa wàcc Makkatal Mukarram. macha allah waaye léegi bu ñu demee ba mu am ci réew mi. nga xam importance bi mu am. mag ñi ko xam dëgg-dëgg duñu ko laal te jaamuwoon yàlla. da ngay bàyyi ba guddi. boo waree def say naafila. wala nga am ay azkar yoo war a wird. nga laal ko. parce que oud yi dafa am parfumerie orientale religieuse et mystique. dafa baax El Hadj Pape xam nga daf lay yokk ijaaba. maanaam tey bu doon connexion booy wax ak sa borom. dafay gën a neexal connexion bi. da nga koy laal ba mu xeeñ nga tàmbali nag say jaamu yàlla. te mag ñi dañu bëgg set dañu bëgg xeeñ neex. mais Pape yàlla dafa bëgg lu set. yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëggoon xet gu neex. xam nga moom nag daawul parfum wu. ndax ñaqam mooy parfum. macha allah. moom bu daan ñaq rek gaa ñi dañuy bàyyi ba mu ñaq moom Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. ñu jël coton teg ci ñaq wi. aspiré ko ba mu tooy. ñu nal ci bidon yi. ñu cof ca tuuti boo sangoo sañse rek raay. parfum ba ubbi gën a xeeñ ñëpp. macha allah buñ la laajee looy xeeñ nga ni xeetu Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. waaye oud bii nag El Hadj Pape dafa jafe. comme am na ci réew mi nag nan ko fexee am. bu baax bi la kon. waaw bu baax bi la te itam. am na bant bi mën nga dindi na bi. waaw nee na am na bant bi parce que bant bi la ñuy jël pressé ko si la ñuy amee the original oud bi si lay génnee. bant bi moo nekk nii so donc lii mooy oud vrai. Kër Mado laa ko njëkkee gis. léegi liquide bii nag Pape. muy génn dañu nal bant bi. pour mën cee am liquide bi. liquide bi mooy original bi. maanaam oud original du bari. parce que lii rek xam naa ni moom damay bañ a wax lu dul loolu de waaye xam naa ni cher na de. waaw torop. waaw bii moom. lii lu ndaw lii ni mun naa wax prix bi non. wala ma bàyyi noonu rek. waaw ma wax lu ndaw lii nii ay 300000 lay jar. lu ma la waxoon Pape. incha allah yàlla baax lii rek 300000 lay jar. incha allah bàyyi ma commentaire incha allah. Pape oud daraam yombul. ba ma ko gisee xam naa ni it du lu yomb. xam nga lii 300000 njëgu nag la de waaw léegi nag lii El Hadj Pape. mbaax gi nag foo ko takk weesu na ko. xam nga nag lu baax day cher. kon nag na ko ñëpp fexee am. donc maa ngi doog a comprendre pourquoi nit ñi di xëccoo parfum yi olfactif by Tabou Racine di proposé donc bii original oud bi la. oud bi la waaw nekk ci coffret bant bi la ñu jël nal ko ba mu jox la oud. et puis am na yeneen coffret aussi am na yeneen am nañ Montal Paris ndaxte Montal Paris ñu bari bu ñu demee France dañuy dem comme soo waxee Paris France dañu naan mooy the city of parfum. Montal Paris. am nga Mansera am nga Nicolay. ndaxte yi comme ni nga ko waxee rek Pape I think yow joxe nga information bi yëpp. donc jaratul sax ma koy bamtuwaat xam naa di nga ci gën a ñëw. li gën a tax nag olfactif ñëw comme ni nga ko waxee haut de gamme parfume la. right now dañu jël li nga xamante ni dañu bëgg ñëpp am accès si li nga xamante ni mooy haut de gamme bi ndaxte dañuy profité si occasion of special Saint-Valentin bi mooy xam naa oustaz loolu du si sa waxtaan mais xaama du mooyu nii rek waxaale oustaz ñëpp la fi nekkal ñu gëm ak ñu gëm right so dañu rôlam la missionnaire la de ku gëm ak ku gëmut looloo tax yàlla wàcce ko de. right moo tax Pape Cheikh ñu proposé leen comme coffret bii nii exemple. dañu ne à partir de 25000 francs dinañ la defal benn coffret benn cadeau boo xamante ni di nga ko mën a jox sa yaay. sa papa wala sa jëkkër wala sa jabar wala sa copain wala sa xarit sa patron sax parce que comme kiiwu love la ñu. saison yi love la ñu nekk. koo fonk rek mën nga ko offrir exactly te biir coffret yi. duñ la jaay parfum defal la ko si sachet nii rek parfum bu nekk am na lu mu àndal bu la neexee mën nga ko ubbi. c'est-à-dire quand tu ouvres boo ubbee di nga ci am loo ci fekk. di nga am loo ci fekk parfum bi ak giif
gift. No, link fi nga koy you have a little gift inside. Exactly. Okay. Like that. am nga bi comme boo jëndee bi di nga am gift bi. di nga am bag boo xamante ne di nga ko si dugal après ñu ranger la ko. mu nice so it is presentation bi rek it is really nice Pape Cheikh. léegi dañ bëgg sénégalais yi ak ñi nga xamante ne nekkuñu sénégalais sax. bu ñu demee comme ni nga ko waxee bu ñu sonnati di jël seen i ay valise di ko. lépp am na fi kilos yi di leen sonal. boo ñëwee même prix yi nga koy amee fële ne la mu nga ko amee même prix fii nii wala sax xëj na lu gën a moins cher parce que comme Sénégal la ñu nekk. en xam nañ li nga xamante ni mooy suñu ay realities. Baye bu ñu ci jógee nag li nga xamante ni mooy cuuraay xam nga cuuraay bari na façon. gowe bi sarxataan waaye bii gowe ak bii sarxataan li muy xeeñ bokkul ba tey ak yeneen ñi parce que loo xamante ni exemple dinaa joxe benn astuce. udd bi nga xamante ne moom la ñuy xoojee lii di ko jaay xam nga loolu moom macha allah. udd la ñuy xoojee sarxataan bi bokk na ci. sarxataan bi santang bi xam nga santang. cuuraay santang du yàgg loolu. xamante ne xëy na ñun xale yi usatuñu ko. ba de nekk na loo xamante ni daf fi nekk. donc muy parfumerie traditionnelle. exactly voilà. so lii mooy a home fragrance. mooy bi ngay ubbi nii jël bant yi dugal ko si. muy xet bi di ubale. muy ubale ay baay boo defee lii ba taal sa clim. in ma. mi ngi noonu this is the huile. huile yi mun nga koo laal it's non alcoholic. mi ngi noonu boobu mooy uddu chips bi. bii mooy bi amul alcool. waaw bi oud la aussi bu amul alcool. huile la. huile la mais amul alcool xam nga pap yi tamit bu ñu la joxee saafara par exemple tey buy ànd ak parfum. waroo koo booleeg parfum bu am alcool. moo tax façon bi dana mën a remplacer. mooy misk yi waaw. parce que alxuraan àndul ak kii quoi. Sëriñ ba wax na ma ko keroog ba def ci misk. na ko doy misk. kon est-ce que duma la jox ay misk yu bari baay yow bëggal rek. waaw si surtout que bii misk original la. yeah c'est sans alcool. mais da ngeen di jaay yeneen marques yi ay Guerlain. yëpp kay marques yu mag yëpp dañuy jaay marques yu mag yëpp am na. ay Madawi lépp xam nga pap man yooyu laay laal. yow bokkoo ci ba pare nag leneen loo ci xamul gis nga du yii rek but accessoire. comme yaa xam cravate. yaa xam sac yu chic nag boo xoolee ci publicité bi di nga gis ma Diop mi ngi ko téye ay agenda yoo xamante mu nga ko offrir ku la neex baay bi beneen huile la you can try this is another huile ma defal la ko fii rek. waaw incha allah so bii nii tabouracine la Baye dama bëgg taxaw ci tabouracine tuuti. tabouracine Tabaski Thiam daf ko tuddee boppam tabouracine lu tax mooy fii lañ ko defaree fii ci biir réew mi lii consommé local la ba tey bokkul ak ñi nga xamante ne ñun marque yi mu jëlee bitim réew dafa am lu ñuy defar fii itam dafa am yoo xamante ne fii lañ koy defaree tabouracine la mooy home fragrance bi xam nga d'habitude yi dañ koy jëlee fele indi ko fii bët bii moom moo ko defar fii nii paqueté ko fii defar ko fii everything is Sénégal digg bi tam moo koy defar lépp fii lañ koy defaree dara jógewul feneen Pape Cheikh apart from li nga xamante ni mooy Nicolay Montal te tamit tabouracine ñoo nekk seul official distributor of marque yi nii fii nii Sénégal yeneen foo ko gis feneen tamit xëj na dañ am nuñ ko jëndee rek but moom kese moo nekk the official distributor Baye xanaa ma bàyyi la ci des rek nga voilà damay joxe juste numéro de téléphone bi pour ñu bëgg a jënd ñu bëgg a jënd en ligne c'est possible 77 755 60 et puis on va offrir quelques bons aux téléspectateurs. waaw dañuy offrir bon bon yaa ngi noonu numéro bi mi ngi noonu boo xamante ni fii lañ koy jël si Amina si télé bi. bon internet bu njëkk a posé question Oustaz Modou Fall. ma may ko bon olfactif. voilà def leen ndànk nag. première question bi njëkk a jàll ki ko posé dinañ ko may bon pour mu dem récupérer am nga 3 bons yooyu maye. jeex na te comme xam nga rek wax nañ la haut de gamme. bëgg nañ ngay romb fu nekk di daanoo ko jóg. di xeeñ lu neex. Oustaz ñu def lu ñu neex. waaw xam nga nag awa parfum yi moom. moom na ci ñëpp jënd. bëgg naa mën nga ubbi loolu nga laal. waaw xam nga awa bu 300 000. waaw ci laay laal. laal leen ci waaw. alaaji laal la wax de nii mos. parce que kii la day ubbi waale wërsëg sax tamit waaw day ubbi waale wërsëg. sama wërsëg wi de pap fan yii ni mu tëjoo xaaral ma ubbi ko rek. li nga jot ci ay orange ma ne keroog yow noonu ngay banqué noonu ngay amee problème bu wërsëg téléphone bi teet message boo gis vous avez reçu tant
mu ne wërsëg wee tëju donc ut bu baax bi la merci Awa Gueye ñu ngi lay gërëm bu baax. je rappelle sa wërsëg. waaw macha allah macha allah. macha allah macha allah yàlla ñu yàlla yóbbuwaat màkk. amiin yaa rabbi yàlla na nga gudd fan. Awa Kane madame Souran yàlla na nga gudd fan. yàlla na sa jàmm yàgg Eva Voyage. ak a baax nit ku baax la. Pape thank you so much. man de mooy sama officiel Hadja. merci Awa Gueye thank you so much. we love you so much. lu la neex. jeex na. bàyyi defal lu la neex mi ngi nii daal. allez je vous montre très rapidement annonce su olfactif by Tabo Racine vous verrez mon petit frère Modio Père ak jigéenam Awa Gueye sama bos. sànq neex na lool mais nag saag laa doon jënd si waaye soo xefee dinaa jël parfum bi ak kii xeeñ parfum bi yóbbaale. waaye li neex na di. dàq neex. Olfactif by Tabo Racine ñun ñoo nekk the official distributors of Montal Paris. Mansera. Nicolai ak Tabo Racine bi nga xamante ne fii lañ ko toggee ci réew moom ba mu ñor xom dañuy def special offer su ko defee ñu mun a ñëw bigalante. moo tax man. fii rek laay ñëw te coffret nag loolu lañ ci xamut mooy à partir de 25 000 francs da ngay am sa coffret bu baax xoolal bigal sa loobu wan. waaye dañuy dem sama kër papa. mooy gi jëm na ndox. wuyu ma sama xol baa ngi flamingo. Va donc olfactif by Tabo Racine en ville allez et découvrez li nga xamante ne ñoo ngi koy proposer comme produit de luxe accessoire wala parfum et puis on vous offre des bons première question bii ñëw pour Oustaz Modou Fall dinañu ko may bon mu dem jëli oud bu ko neexee parce que oud itam daanaka parfum wu àjjuma la boo demee Makkatal Mukarram Oustaz wax na ko léegi foo dugg xeeñ na oud original bi bant bi ñu ŋàcc ba def ko liquide mu cher lool daanaka bu ñu dee defar lépp loo xamante ni mi ngi ci biir Kaaba gi gis naa ni naar yi dañuy jëfandikoo oud donc tout est disponible fii ci Sénégal grâce ak olfactif by Tabo Racine pour bien-être Mado ngi may laaj depuis sànq moom jotagul Chine Lady te maa ko diggoon 1 an de Chine Lady xam nga man damay fàtte fi mu ne damaa tàmbalee naax ndax fileeg ay fan at yu yokku donc du coup damay fàttali rek ñi nga xamante ni ñoo bëgg thé minceur bi thé la boo xamante ni dafay wàññi biir day tax jigéen ñëpp am ventre plat mën a am taille fine mën ngeen a woote ci numéro téléphone bii di 75 524 45 45 75 524 45 45 wala ngeen woote ci 76 422 44 44 76 422 44 44 voilà Palais Bio ngeen jënd li nga xamante ni moo di Chine Lady et puis ñu livré leen ko même pour góor ñi dégg naa équipe yu Chine Lady commandé nañu ay thé yoo xamante ni ku ko naan di nga mel ni Mbaye Dieye Faye bu dee jigéen ñi nag ku ci bëgg a mel ni Viviane mën nga jënd Chine Lady numéro de téléphone yi 75 524 45 45 wala 76 422 44 44 midi 29 mooy doog a jot ca kanam dinañu leen wan lay xew ca dëkk bu ñu naan Poroxaan yaa Oustaz démb la ñu amal màggal gu mag gi ñu jagleel ko Soxna Jaara Buso jigéen yàgg naa nekk jàmbaaru islam. Alaaji Pape jigéen yàgg naa nekk jàmbaar rawatina nag réew mii di Sénégal ñu am fi ay jigéen ñoo xam ne dañ leen di tiitaroo. ki ñu ci doon tiitaroo démb nag di fàttaliku ay jaar-jaaram muy jàmbaar. doy na sëkk ñu ne la moo jur Cheikhul Khadim. waaw loolu rek doyoon doy na sëkk. dëgg la de. waxuma la maam Jaara Buso li mu liggéey ci l'islam beeg diine ji. mais ñu ne ana way juru Cheikhul Khadim ñu ne kii la doy na sëkk garaat Pape maam Jaara Buso bokkoon na ci jigéen yi dàq jaamu yàlla. bokkoon na ci jigéen ñi dàqoon a wéetal seen borom. waaye bokkoon na ci jigéen ñi gënoon a fonk alquran. maam Jaara Buso xam nga am na loo xam ni cooma du ko indi. Cheikhul Khadim ni mu toll. cër bi mu am. nga xam ni léppam yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ko jox. jotaay bii nga gis Pape ay kilifa ñëw alxalifa Serigne Mountakha Bachir teew. kilifa diine yi nu am ci réew mi ñëpp teew. kenn ko waral muy maam Jaara Buso dëkkam ba la muy sori sori nit ñi bàyyi nañu seeni yitte dem Poroxaan xam nga lu ñuy dabu yiw. nitu yàlla
loo laal ca barke ba topp la. et puis boo dee waxtaanee soxna Jaara jikkoom rek doy na. doy na sëkk Alaaji Pap doy na sëkk nga waxtaane jikkoom. nangu gi nekkoon ci moom. volonté bi mu amoon. nga xam ni keroog bi nu koy yóbbul Mam Mor Anta Sali. dafa waxoon moom Maam Jaara Buso wax ni. budul woon ak li yàlla wax ni maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatama nabiyina. Maam Jaara Buso nee na budul woon ak aaya alquran bii yàlla wax ni yonent dootul ñëw man Maam Jaara Buso may indiwaat yonent ci réew mi. parce que engagement la de. engagement la kay moom la waykat bi ne woon soxna Jaara ak ay mbiram. bu yonent jeexul woon Pape. mu indiwaat yonent. bu yonent jeexul woon yonent bi ñëwaat gannaaw yonent bi maa koy indi man Maam Jaara Buso. ñu ne ko ndax yàlla dala koo déey mu ne déedéet dama am Pastef bi ak ngëm-ngëm bi. gëm ni fële ma jëm ka ma fay fekki muy Mam Mor Anta Sali. billaahi danaa am ak moom ku ñëpp di coow. te mooy Cheikhul Khadim. volonté boobu la amoon. Pape bu njëkk jigéen buñ koy muur muy sëyi day am engagement. danaan fële ma jëm. danaa fa muñ lépp. sëyi jiw ma mais damay seeyi. seetiw ma mais damay seeyi. mais léegi janvier février mars ana sëñ bi ngay ciibatu looy ciibatu. an sa jëkkër looy ciibatu. fekk consommé nañu ba pare. delloo naa ko ndeyam ak baayam di ko tiitaroo ma ni delloo nga ko fu mu miin. këram nga ko delloo ndeyam ak baayam. parce que ni mag ñi jàppee woon sëy muy jaamu yàlla ba mu jaral leen jàpp sëy bi muy jaamu yàlla. léegi jigéeni Sénégal sëy tollootu leen noonu. bu yenn saa yi nga laaj leen ñu ne na tàllal ba caaka njaay xale yi ne tàllal lañu ah sa jëkkër na tàllal doy na rek fekk yaa un mois photo woo nga ba def fuddan tëdd ci lal bi ràcc say tànk ñu photo la. ñu naan la félicitation. waay nga naan merci beaucoup. di prononcer. te doo ci yàgg. maanaam sëy yi tas bëri na oustaz. mais Pape ñaar a ko waral nag sëy yii di tas ñaar. coro seytaane bi nee na ma xayaay président bi jërëjëf Ndiaye man damay animer modérateur la je pose des questions pour les téléspectateurs. Pape sëy yi ci réew mi yëpp ñaar a koy tas. mystique bu saf sàpp bi nekk ci réew mi nga xam ne dëddale gaa ngi toj de réew mi. dëddale gi réew mi gi waa réew mi nekkee. kon dëddale day jàpp. bañ Pape yàlla buñ la dëddale. yow de bëgg naa ñu dëddale ma ak yow nag ndax coow laa ngi bëgg a bëri te man mag la ma boo coowee coow lu bëri boo coowul coow lu bëri. presque 30 ans de carrière faala sonn naa boole ma ak ki mën boole ma ak moom mu yóbbu léegi sa tur. kon dëddale yaa ngi jàpp. Pape. bu fekkee yonent bi la ñu liggéey ba mu jàpp ko. sallallahu alayhi wa sallam. yaakaar nga ni ku dul yonent bi buñ la liggéeyee duñ la jàpp. dëgg la. te moom dañ koo liggéey ba mu jàpp. d'accord naa. am na sëy yoo xam ne léegi mystique a koy tas. mais loolu metti na. am na koo xam ne sëyam bi tas yaayam ji ko jur moo ko tas parce que ki mu takk neexu ko. parce que da ngay gis ñaar ñu bëggante ne ci jàmm muy sëy jékki-jékki rek mel ni xaj ak muus. da ngay jékki-jékki nag bañante. ñu xabtal la ba nga xëyee ñaan baat buñ la mayul baat sa journée day yàqu da ngay diis. ay waay. may ma baat guddi may ma baat bëccëg sonn naa ci sëy bi fekk gaa ñi xabtal nañ la dëddale nañ la ak sa jëkkër. bëggatoo ko. aywa loolu baaxul. mais looloo fi am Pape. am ñoo xam ne la ñu doon séentu ci ku góor ki biñ duggee ba ci biir fekk ñu ko fa. parce que gaa ñi dañ lay tromper alaaji Pape. c'est vrai. buñ lay bëgg di la seet si mën nañ laa may lu ne. waaye boo duggee ba ca biir lañ la wanoon gisoo ko da ngay bëgg a reculer. am na ci it jigéen ñoo xam ne bëgguñu ku leen yilif. Pape. ginaar gi tàmm taxawaalu bis boo ko dugalee ci kaaf rey nga ko. dëgg la. am na jigéen ñu tàmm taxawaalu am autorisation. bis boo leen takkee bëgg leen a yamale. dootoo dem soirée. dootoo dem grand théâtre. dootoo dem. damay dëgg rek say kàddu. am na ñoo xam ne Pape boo leen takkee bëgg leen a wutal limite. da nga leen di tënk da nga leen di tënk. parce que tàmmuñu loolu. li nu tàmm mooy nelaw ba 15 heures. réew mi am na jigéen ñoo xam ne 15 heures la ñuy yeewu bis bu ne. 15 heures. bu ñu yeewoo duñ togg. parce que mënuñu benn plat soom bi lañ mën ta kenn naanatu ko. dañuy commandé. dañuy commandé woo livreur mu ñëw. 16 heures la ñuy yeewu wala 15 heures. dégg naa sax léegi dañuy commandé ba commandé Rossi. lépp la ñuy commandé Pape. Rossi. xoolal
15h 16h la ñuy yeewu ci réew mi. commandé nokkos. ñi ngi ci seen appartement yi di la dégg. ah bon 16h la ñuy nelaw ba yeewu comme góor gu liggéey ba fatigué. góor bu baali kay. am na jigéen ñoo xam ne pap heure boobu la ñuy yeewu. bu nu yeewoo grasse matinée heure boobu lañ koy def ñoom. 19h 20h ñu ngi commencé xool affiche yi kan mooy tëgg tey. dëgg la de fu neex. fan tey kan mooy yëngal. sama xarit bi ne woon fu koy toj tey fan moo koy tos. ñu dem fanaanee fecc ba bët set. ñu ndékkiwaat 11h te daat nelaw. am na ñoo xam ne loolu mooy seen àdduna. julli moom bañ ko gëjee def bañ nekkee xale lañ gëj a julli. dëgg la de. duñu julli amuñu kilifa taxawaalu guddeeg bëccëg ba pare bëgg ni da ngaa bëgg a am borom kër gaañi pap bu ñuy takk dañuy xool ku réglé ku toog ci ay pooju yaayam ñu takk ko. mais taxawaalukat kenn du la takk. léegi nag sens boobu nga xam ne léegi moom la waa Sénégal di dund nga xam ne taxawaalu gi dafa dem ba bari ci réew mi. ñëpp am autorisation taxawaalu. mën a génn seen kër 4 jours. 4 jours. ne ci àll bi. boo ñëwee indi xaalis jox sa yaay. mu ne la facture bi ñëw na nga fay. sa papa ne la dépense bi jeex na nga fay. te yow xëyoo gontoo fooy jëlee xaalis. dëgg la. te góor ñi mayeetuñ ci gratuite am te yàlla tax. jox la ko noonu nga dem. gaa ñi defatuñ ko de. dëgg la liñ naan rokk mi rokkaani danga may jox ma jox la. jox la dëgg la de. ngay dundee nag lu lewul alaaji pap ba dee dikkal la. mag a ngi ñëw. te arrière passé ku ne am na ko waaye nag fexe ba defar sa réputation ba ëllëg bu ñu la tuddee kenn du xalaat ci yow lu ñaaw. ku ne yaa koy sàmmal sa bopp. dëgg la. say sët dañuy judd say doom dañuy ñëw sa gannaaw. te léegi internet bi alaaji pap loo ci def fii ak 40 ans saa yu nit duggee ci internet bi fekk ko fi. moo tax danaay faral di wax ni xuloo yi xew léegi ci internet bi nga xam ni da ngay xuloo ak Pape Cheikh Diallo ñëpp yëg ko adduna bi yëpp yëg ko parce que ci Facebook bi ngeen koy def ko ci TikTok bi ku ne naan Pape Cheikh lii la tontu Modou Fall dana tontu guddi suba Pape Cheikh dana tontu ñëpp jot ci amul sens Pape. am na loo xam ni weer sa bopp mënu koo weesu. nañuy suturaalante. nit ku nekk def nga loo xam ni boo sañoon yàgg yàlla doo nga koy xam. kon na ku nekk ay doomu aadama rek. mais Pape ay nit lañu. matuñu dañuy juum. wallaay matuñu de. ñëppay def bàkkaar. waaye bu nu defee bàkkaar nag ki nu koy jéggalu mu jéggal ñu ko mooy yàlla. yàlla nee na saa yu ngeen defee bàkkaar ba wëlbatiku ne ma yàlla baal ma bu dee dëggu na ci yéen ma baal leen. moo tax yàlla soxlawul départ Pape. arrivé lay fay. nit xëyee na mbaax te continué wu ko. nit xëyee na mbon xëy yàlla changé ko. kon yàlla li mu bëgg alaaji Pape mooy koo xam ni sa mucc fexe nga ba mu rafet. donc ça veut dire que ba ci jigéen ñi am nañu ay royukaay am nañu ay référence fii ci Sénégal. am nañu ay référence bu ma lay wax référence du ma la tuddal Sayyidatuna Khadija dafa sori. du ma la wax Sayyidatuna Aïcha dafa sori. dama la naan jëlal maam Jaara Buso. jëlal maam Fawade Wele. jëlal soxna Astu Jànqe. yaayu maam Ibrahima Niass. jëlal mag ñu mel ni ñoom. nanu sëyee ñoom mag ñooñu ba indi fi mag ñu baax ñii ku ko def yàlla may la mag ñu mel nii ñi. dëgg la de. yàlla mi daan maye mag ñu baax ba léegi jugu fi alaaji Pape. nit ku ne nag ni nga sëyee noonu dong la yàllay fayee. Pape mën ngaa sëy si di xas sa jëkkër guddeeg bëccëg. di ko tontu. di ko toroxal. faale woo ko. booy dem doo ko tàggu. te yonent bi nee na boo génnee sa kër dem ci boutique bi rek te tàgguwoo sa jëkkër yaa ngi ci merum yàlla ba keroog ngay dellu si. ah bon billaahi wal kitaab. même génn nii rek vite fait. foo mën a dem na tàggul sa jëkkër. ok. yenn saa yi nga gis ko àtt na génn dem ba Ndakaaru yendu fa te jëkkëram xamul fu mu xëy xamul fu mu gont. respecté wuñu ko. yenn saa yi nga dégg ku naan man sama jëkkër ci sama lafu sër laa ko fas. yabu ma. loolu jigéen bu baax du ko bàkkoo alaaji Pape. waaye maam Jaara Buso pas-pas bi mu amoon alaaji Pape nga xam ni. Pape ñooñu amatunu. ñooñu dem nañu Pape. maam Jaara Buso dafa amoon volonté. yàlla may ko doom joo xam ni yéem na ko weex yéem na ko ñuul. Sëriñ Touba ba fii may waxee ak yow li mu bind tagg ko Seyduna Muhammad am na arab yoo xam ni ak ay naar yu nekk ci arabu saoudite boo leen wanoon lii ne leen nit ku ñuul a ko bind ñu ne la waxoo dëgg. ndax façon xam-xam bi Cheikhul Khadim di utiliser. njàmbaar gi ne ci moom. day mel ni président Senghor mu dem France rek. noonu muy mel. noonu la yéemee ñi weex ñi yéem ñu ñuul ñi. moom Cheikhul Khadim. am lu mu réussir nag ci réew mi. njàmbaar googu ne ci moom nag nga yaakaar ne Pape kan moo ko defal.
way juram dëgg la yaayam. moo tax yaay dafa am solo ci doom. am na koo xam ne ni mu mel bu mu lay yéem. boo ko bëgg du xam nga taasu boobu taasukat bi naan doom ndeyam da caa xoor bu koy nampal doo koy xool xam nga boobu non. parce que dafa méngoo ak li ngay wax nii. dëgg la c'est vrai que taasu la yëfi àddina la mais yeete la parce que moom nga expliqué nii ci li nga wax doom ndeyam da caa foor bu koy nampal doo koy xool njolee ko taasu ak yaayam Aïda Ndiaye Touba. yaay daal Pape mais xam nga Aïda Ndiaye Touba mooy yaayu njole njole mooy ki naan lu netti saak bi gon Koura Ndiaye ko wax sax waaye njole da koo neexal mais Pape Koura Ndiaye ko wax njole taasu ko mais Pape gan c'est vrai doom ndeyam da caa fort bu koy nàmpal da koy xool donc doom bu jigéen ndeyam bu koy nàmpal da koy xool kon ci yar bi mën na cee doon ab sëykat à condition ndeyam def ca moom jikkoy sëykat. Pape jigéen ju nekk na nga sëyee tarbiyoo ko sa borom kër. yàlla dana la ca rus ba may la ca njaboot gu baax. kon yàlla day fay. mais Pape yàlla yi léegi déggoo li may faral di wax phrase bi may wax. yàlla yi léegi jam ñaajo ji la nekk newul ci kaw de. lu waay def balaa ngaa tëdd gis ko. ak koo mënti doon góor comme jigéen. loo yéene nit ñi moom ngay am. dëgg la loo leble moom ngay fayeeku. ni nga sëyee noonu dong ngay amee alaaji Pape. ok. am na koo xam ne li mu daj ka sa kër baay. am na yaay yoo xam ne li nu daj ci sëy mënuñoo am doom ju torox. Pape am na yaay yoo xam ne dóor nañ leen guddi ba tàyyi ñu jooy noppi fomp seen rab. wallaahi te kenn yëgul. bu ñu yeewoo ni seen bët yi bu ñu leen laajee lu ko xonqal ñu ne dañ cee dafa am ku leen loqi fekk paa bu tàng bi nu dëkkal ci kër gi moo leen doon dóor. mais dañ koy muñ. ay paa allemand. am na ko. am nañ ci koñ yëpp. am na koo xam ne Pape doomam yàgg naa xëy amul lu mu lekk. mu defi ay façon ba wutal ko mu lekk te kenn du xam. am na yaay yoo xam ne yàgg na noo joxe dépense ci kër pendant des années. borom kër gi joxewul dépense te kenn xamu ko ñuy suturaal seen jëkkër. am na ñoo xam ne ñi nu nekkal feebar nañ ay at. ñu toog ca sëy ba di jaamu yàlla te yàlla rek tax. Pape ki daj lii yàlla dana ko may doom ju ñuy toroxal. mais du ko am. déedéet. moo tax am na koo xam ni mag ñi dañuy dox ba dajeeg moom xool ko rek ni ko cër ki cam mënoo bañ a am lii de ku fekkee sa yaay li mu daj sa kër baay. te am na góor ñoo xam ni ku sëy ak ñoom 24 heures jàmbaar nga. am na xeetu góor ñoo xam ne Pape ku nekk ak ñoom 24 heures. kuy wër jàmbaar na la jàpp. dëgg la Pape réew mi am na góor ñu compliqué ñoo xam ni. am na góor ñu metti ñoo xam ni. am na góor ñoo xam ne du ñu kaf ak seen jabar. parce que jàpp nañ ne kaf ak sa jabar ñàkk fayda la. te Seydina Muhammad daan xëy di rawante course ak ay soxnaam. course dëgg. waaw. ok yenn saa yi mu daw ne Seydatuna Xadija yaa ma jiitu tey waaye bu subaa maa lay jiitu. yow yaa ngi dàqanteeg sa jabar njoos ma ne daan naa njoos moom ba may sëy bu jékki-jékki rek njoos ko daw mu dàq ji ma ma yéexlu pour mu jàpp ma. sëy day am complicité day am foo day am maanaam da ngeen di foo. day am waxtaan. miinante. te sa jabar du la yab. c'est vrai di waxtaan ak moom. c'est vrai. di diisoo ak moom. parce que nag sëy Pape il faut muy am waxtaan. parce que lépp lu ñu dégg tubaab wax ko rek naan waaye nii la war a demee il faut la communication fekkoon na mag ñi jàngale ko. mag ñi jàngale nañ ko laaj fekkoon na diine l'islam jàngale ko. jàngale ko démb. waaw waaye réew mi léegi Pape ni muy doxee daal xam naa ne sëyee nam la neexee daal moo fi am. bu njëkk jigéen daan na am ak problème borom këram. borom këram mere ba fase ko ni la ñibbil. nga dem seen kër sa papa ni la toppaatal say tànk. dëgg la. fii kenn du fi jóge di fi dellu si. nga demaat ak say jooy sa jëkkër ni la sa papa nee na doo fanaan seen kër kon toogal. parce que booba mag ñi defar moo leen taxoon a jug. mais léegi Pape buñ la fasee tey 20 heures buñ la fasee balaa 23 heures sa bagage yëpp dem seen kër. sa papa day ñëw di roñ si. sa yaay di ñëw di roñ si. caat mu ndaw mi sax ñëw di jël kuddu yu ndaw yeeg. maa ci gaaw sama jigéen dafa leen di accompagner prends tes bagages on part mën nga am ku ko gën dëgg la de. wala nga fase ba pare alaaji Pape. war a yónnee pour waxtaaniwaat pour jëli sa soxna ñu compliqué la ko. waaw nga ni heural amoon na maa ngi rëccu nangam ak nangam yaay ji ni la
nga may ñu rek ba ñu jubluwaat ci rek parce que tamit awa dafa sonn daal parce que tamit xam nga am na loo xam ni xam nga laay daal bu ma sañoon. dañ lay taaj teesante nga jël si sa jabar nga mel ni ku ñu taaj teesante. billaahi wal kitaab ci koo xam ne pap iddaam jeexagul. ci yoon bu ñëwee warul mat 5 minutes jabaram dellu. parce que iddaam jeexagul. te nit ku ne da ngay mer te nit mën nga mer def looy rëccu. kon iddaam jeexagul mu fase jabaram dem une semaine mu ñëw di ko jël si nañ ko yombalal pap am na góor ñoo xam ne kun fase duñ la jëli parce que dañoo rëy. mais ki dem ba am matu wàccee boppam dem di dabuwaat soxnaam nañ ko yombalal mu jël soxnaam. mais idda foo ko war a defee sa kër jëkkër wala sa kër ay parents. Sénégal nag defeetuñ ko seen kër jëkkër mais ci charia moom sa biir kër nga war a jàppee idda. waaye bu ngeen xasee ba ayoo kay kër gi dootul neex loo fay def di xaar idda. xam nga ban stratégie la l'islam teg foofu pa dafa bëgg ndaw si nekk ci biir kër gi. di togg di yàq di la romb di taay baasu di tagal xam nga yenn saa yi mu tegal la musóor gu gudd. toog ci salle bi jàkkaarloog yow. boobu xam nga nu mu tudd. ni la musóor bu gudd bi ni la taañ laay la tudd taañ laay. mag ñi noonu lañ ko tuddee musóor su gàtt day manquil jeeg ndaanaan dëgg day taañ laayu. léegi nag Pape stratégie boobu la l'islam bëgg. d'accord ngeen di toogandoo ci salle bi. yenn saa yi nga jékki-jékki ni ko papa ma jox la désert. ci xuloo bi waaw. ok. xoolal mu xaw a mer ni la c'est bon. suur na ñëw. ah ok na ñëw ma damay gent. yenn saa yi nga ne ko papa ataaya nag bu mu foor ah. c'est vrai après loolu mën na indi juboo. waaw. ok parce que ki naan bu mu foor. di naan. bu yàggee mu ne oui chéri na ñëw. ñëwaale. jërëjëf yaa oustaz parenthèse rek la ñu bëggoon ubbi ci li nga xam ne ni moo xew démb profité waale ci am lu nu jàngale ci ndimbalu oustaz Modou Fall yàlla noonu yàlla may dégg ak topp wala yàlla may ñu topp ak dégg moo tax lii topp ak dégg rek la ci sama diggante ak moom ba ca kanam ñu ngi xaar nag seen ay question ak hashtag bi di Midi Plus ñuy fas yéene ko jébbal oustaz Modou Fall ñu ngi ndokkeel sunu soppe yëpp ajot ki ne Diouf Yatma suma maam suma chéri moom ak moom pik ak peel rek ñu ngi koy ndokkeel di ko ziar surtout Armong Diouf la ca Thiès ñu ngi koy ndokkeel bu baax ajot Rama Diaw ak yaayam ju baax ji ñu ngi koy ndokkeel di ko ziar Adja Touré mu ajotuma joojo ñing moom nag nee na dafa ñàkk chance waaye noonu la am na ñu am chance am na ñu amul chance sëy moom yenn saa yi mu doon wërsëg ak bonus ñu ngi bégal itam Serigne Saliou Seck moom am na dossier bu am solo boo xamee ni def na ko jagleel ko borom màggalu démb gi di Soxna Jaara Bousso xam naa ni bu nu amee jot dinañu leen ko tegal ci télévision Futur Média bu ñu demee nag ba benn waxtu jot puisque midi 48 mooy doog a jot dinañu ànd ak rédaction bu télévision Futur Média Mam Fati la ñu fas yéene àndal ci journal bile waa koñ bee kaay leen seetaan jabaru Modou Fall ñëw na Pape maa ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay fay di delloo ziar Mam Fati. di nuyu oustaz Modou Fall ak téléspectateur ñu ngi lay fay. bëggati nañu. waaw maa gën a kontaan. heureusement ba sa tàggal gii du tàggalu fajar parce que dégg naa tey info matin amul. tey info matin amul waaw malheureusement. problème technique comme d'habitude. voilà mais c'est des secrets professionnels n'est-ce pas. bu ca kanamee tombeeg benn waxtu yow la ñuy àndal. ci journalu wolof bi lan nga fas yéene développé Mame Faty. Pape Cheikh muy accident bu mitti bu am tey jilee ba juróom-ñetti doomu aadama ñàkk ci seen bakkan ñaar fukk ak benn am ay gaañu loolu nag mi ngi tukkee ni mu ko waxee ci accident bu am ca dëkk bu ñu naan Daaru Bak jege lool commune bu Xelkom Biram ñu ne ab woto Njaga Njaay daal bu bàyyeekoo woon Poroxaan moom moo tase ak bus daañu dellusiwaat ci mbir moomee ak Pape Mbaye Diawo beneen itam Pape Cheikh muy lakk gu mitti moom it gu am ca Popenguine Séeréer biig la am ñetti doomu aadama nag ñàkk ci seen bakkan ñaari gune yu jigéen ak benn gune gu góor seeni at nag Pape Cheikh mi ngi tàmbalee ñaari at jàpp fukki at dañ leen a tëjoon ca néeg ba nee nañu seen yaay moo taalab sondeel ba noppi tëj néeg ba foofee nag ca gox ba ñu dëkk daal Pape Cheikh koo romb sëngeem na muy ñaari xibaar yu tiis yoo xam ne daañu ko faram-fàcce ci kàttanu yàlla boole ci yeneen i ponk à tout à l'heure bàyyi
jërëjëf Dieng ñu ngi lay gërëm ci kanam tuuti ñu ànd ak yow ci journal wolof bi dans 10 minutes ou moins 10 minutes en direct lay doon ci télévision Futur Média et puis continuer leen di xool information yi ci suñu site internet di www.igfm.sn Fatou Dia ci kanam kon ñu fekk la ci plateau boobule li fi jëya bëri ay accident ay lakk yooyu yëpp ay natt la yoo xamante ni bu daleb jàmm suñu borom da lay yërëm dégg naa yóbbu la àjjana direct ak koo mënti doon wala ci loo mënti ne. waaw Pape dafa am lakk lab ak ñoom seen yenn xeetu tragédie waaw xam nga yonent bi dafa am yu mu cité woon. sallallahu alayhi wa sallam ñu tuddee leen shahid. shahid mooy yaakaar naa ci français martyr. martyr waaw. mooy koo xamante ni bii am nga laissez-passer su aljanna te deewagoo maanaam ci li nga faatoo rek aljana nga jëm. muy yan. yonent bi waxoon na ni ku gaañu ci lakk-lakk. jigéen ju doon am doom. jaare fa ñàkk bakkanam ak ku lab yii yëpp pap nekk ay xeeti nattu waaye metti na metti goo xamante ni bi yàlla lal ci yërmandeem xam nga pap yàlla mooy nattu jaamam yenn saa yi mbir dar la nga di ko ñaxtu da ngaa fàtte yàlla fekk moo gën sax ci yow dafa gën ci yow xam nga yàlla daf ni woon wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juu'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wa samarati wa basiri sabirin yàlla nee na danaa toog man yàlla ci sama sañ-sañ ba mu yàgg ma nattoo leen ragal maanaam lu muy def après ngeen jékki-jékki rek di tiit dëgg la de kenn ñemeetul kenn mooy li xew nii booy wax ak nit vocal yaa ngi sàmmonteeg sa kàddu li ngay wax booy seeti nit yaa ngi koy seeti ci sutura parce que bëggoo ku la yóbbu buñ la laajee ci nit loo xam ak loo xamul da ngay préférer noppi dëgg la de parce que jamonoy tiit la ñu toll jamono la ñu toll boo xam ne pap am na ñoo xam ne dëgg lii seen yitte mooy yàq nit am na ñoo xam ne lu déstabiliser nit ci la ñuy xëy ci la ñuy gont bis bu ne maa ngi toog di taaxirlu defetu Pape Cheikh Diallo ba mën koo wili pande loolu plaisir la pour ñoom. waaw am na ñoo xam ne ci torox nit mooy seen bànneex mooy ñi ngay dégg ñu ne ci réseaux sociaux yi ay cas bi nii lañ ko traité woon nangam yow amoo lenn looy fayee koo salaire lu dul toog ci mbiri jàmbur yi di ko uññi ci loolu ngay dund. mais loolu dafa xew nag léegi. mais baaxul. baaxul. waxuma la ñàkk fayda gi mu ñàkk fayda ak ridicule bi ngay ridicule Pape waxuma la yooyu yëpp sax. waaye boo xamoon ëllëg boo duggee sa biir bàmmeel la ngay dajal da nga ko bàyyi. parce que bàkkaar la yonent bi dafa waxoon ni balaa ngay tudd ay sikku nit naan diw la nu fekk ci hôtel baak moo ne fëleeg diw nangam ak sëy ba fii la mujjeeg bañ ko toppee lii lañ ci am comme information. yëpp mais am na ci ñoo xamante ni loolu seen liggéey la am na ñu tuddee. ñuy liggéey loolu dëkk yëpp dañ koy def. comme boo xasee ba siiw. sa vie dafay intéresser public bi. donc am na ay journalistes yoo xam ne dañuy gëstu pour xool ndax Oustaz Modou Fall takk na takku suuf takkul takku suuf information la bu soxal téléspectateurs yi. lépp lu waay waxal nit da nga ko layoog yàlla. mais bu dee sa liggéey la nag. sa yoon da cee nekkul min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaani yonent bi nee na vie privée jàmbur neutre ci amoo droit di ci débat amoo droit di ci def émission toog naan Pape Cheikh Diallo bi ñu ko toppee waaw yéeg na ci vol bi wàcc na gis nañ ko mu ànd ak benn gel bi mu tëyee ci loxo bi fii lañ mujj léegi émission bii di ñëw danañ leen wax Pape Cheikh ak gel bi nu ñu mujjee ci hôtel bi lu sunu yoon star la dafay intéressé nit ñi. loolu liggéey la tamit xanaa liggéey tam ci jaamu yàlla la bokk yaa oustaz. ayibu nit ñi mooy intéressé nit ñi ayibu jàmbur yi. Écoute Moustapha Mbacké bind na livre. waaw ñu wax ko. Pape Cheikh Diallo tas na. sama bos mooy ëpp ay vues que livre bu am solo bii Moustapha mi bind. parce que jamono mooy parce que public bi moo laaj loolu ak jamono. Pape si j'ai pas raison. dites-moi. xam nga lu yàlla santaane Pape. je ne défends personne. mais je pense que seen liggéey la. Pape booy liggéey da ngay liggéey lu yàlla gërëm. daa may liggéeyu yàlla gërëmul. moo bari ci réew mi. ma foogoon ni njaayum sàngara rek la yàlla gërëm. toog di fenal nit yàlla gërëmu ko te moo am ci réew mi. toog di émission di fen te li ngay wax dara du ci dëgg. looloo am ci réew mi ku koy dundee woo lu lew. maandu dafa baax lu sa yoon nekkul neutre ci Pape ba ci njaaloo mais boo gisee yàlla wax ñeent ñu bokkul fuñ dëkk. yamandoo ci kenn yëgoowul bokkuñu fuñ jóge bokkuñu fuñ dëkk mais ñoom ñëpp a yamandoo ci waa ji mu tëdd ci kaw ndaw si. par exemple ci jàngale
gënn gi di dugg ci biir maanaam kuur gi di dugg ci gënn gi nga teg ci sa bët loolu la sharia wax. non j'ai pas compris bi ngay wax maa ngi lire message yu Nafi Dieye Nafi yaa ma déconcentré ah. dañu wax incha allah Nafi du am jàmm. dañu wax ne pour àttee njaaloo pour ñu ne diw njaaloo na. waaw ñu wutal ko ay seede yu wóor ci sharia balaa ñu koo dóor téeméeri yar. ñeent ñi koy gis duñ bokk fuñ dëkk duñu yëgoo. mais boobu dafa kon WhatsApp amul. léegi mën ngeen doon 10 yëgandoo joxendoo information li journaliste yi naan je ne dévoile pas sama source. Pape ñeent ñi duñ bokk fuñ jóge te dañuy yamandoo ci mbir mi maanaam waxuñu rek gis ku góor ki mu tëdd ci kaw ndaw si ci jàngale waxuñu loolu. maanaam da ngay gis acte bi di am. gënn gi kuur gi di dugg ci gënn gi nga teg ci sa bët ci jàngale. d'accord Pape Cheikh Diallo gis na ko. Modou Fall gis na ko. Bouba Ndour gis na ko. Ndiaga Ndour gis na ko ñu ne ñeenti ñii ñëpp gis nañ kuur gi di dugg ci gënn gi ñu ne kon diw da doon jaaloo xam nga loolu yombul. mais yàlla moo bëgg nit ku maandu Pape. fii ku nu fi jeex gis ci yow lu ñu war a wax. mais yàlla suturaal ñëpp. koo tànn daj ko dëgg la koo tànn daj ko. waaye nag dafa am lu ma waxoon vendredi ba le passé. Sénégal ku fi bëgg a dund. bul tontonte. jaru ko. bul faale kuy wax ci yow lu ñaaw. jaru ko. ki lay jéem a déconcentré bu ko déglu. jaru ko. loo xam ni mënoo koo teree am Pape. ku la ciy critiquer lu mu lay wàññi. dara suñ émission bii nit mën naa naaw wala nga nekk superman wala nga pigeon wala nga lappi wala nga wax wala nga mystique wala nga def loo xam ba duñ toog fii di pelloo. dëgg yàlla. waxi dof. Oustaz Modou Fall yàlla nga gudd fan midi 57 mooy doog a jot juste après journal bi ñu ñëw ak yéen ci question yi. hashtag bi midi plus la wala Pape à midi voilà ça dépendra de vous ci compte yi nga xamante ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi en attendant une page de pub. si li nga xeeñ sànq neex na lool mais nag sac laa doon jënd si. waaye soo xefee dinaa jël parfum bi ak kii xeeñ parfum bi yóbbaale. waaye li neex na di. dàq neex. olfactive by Tabouracine. ñun ñoo nekk the official distributors of Montal Paris. Mansera. Nicolai ak Tabouracine bi nga xamante ne fii lañ ko toggee ci réew moom ba mu ñor xom dañu def special offer su ko defee. ñu mun a ñëw bigalante. moo tax man. fii rek laay ñëw te koo xëy nag loolu.